Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett ngeen di déglu seen émission hashtag news dibéer juróom-ñaari fan mars 2021 ñu ci dalal rek honorable Juliette Zingan di présidente femme bu ñeenteel coordination bu Mermoz Sacré-Cœur diñ leen koy defalee nag ayubés bi nekk dañ leen indil hashtag ñu gis ni ayubés bi li ci gënoon fees moo di ni mbiri Ousmane Sonko am na loo xamante ni xew na ci ba ñu nëbbandi woon ko jant bi yóbbu ko section de recherche waaye lenn la ñu nemeeku ci bés boo bile moo di ni jàpp gi amoon na naam sax waaye it am na lu yees loo xamante ni gisoon nañ ko fa mu di ni daal dafa am ay nit yoo xamante ni dañu gis ni dañu yore ay boldeek ñoomin seen loole nag ba mu amee ñu gis ni ay takk der ña ngi ca bokkoon mu jaaxal nag ñu bari question yu bari daal di taxaw ab tombu laaj waral nag ñu daal di interpeller koo xamante ni xam-xamam màcc na ci mbir yooyu la di wàllu sécurité ak ñoomin seen du commissaire Cheikhna Keita am na noo xamante ni noonu la gisee mbir mi ñu teewlu ko ci téléphone bi ak it Ndeye Fatou Ka. situation bi dafa nekk situation bi nga xam ne am na fu mu jógee mais dañ ko politiser à l'extrême ba ñu bari ñi nga xam ni ñoom ñoo ko wër ku nekk buggu jeexital bi nekk à ton avantage ça veut dire que ñi nga xam ni ñoom ñoo ànd ak bii camp politique bugg nañu mu am perturbation yi nga xam ni daf leen di jëriñ ça veut dire que camp wu Sonko par exemple dafay fexe li nu buggee mu doxe ka dem tribunalam ni mu buggee ñu doxe ka noonu lay doxe moo tax ñu indi mbooloo taxaw ñeneen ñi nga xam ni mbooloo mi arrangé wu leen dañuy xalaat ni mën nañu def leneen mais ci biir temps yëpp nervi yi mën nañu fa jógee parce que même ñi nga xam ne sax dañuy dem wuy ci tribunal mën nañu causer des situations dans lesquelles administration bi dafay nekk en faute comme beneen temps bi mën na causer une situation dans laquelle ñii duñu avancer donc liñ ciy mën a am mooy effectivement administration bi préfet police gendarmerie ñoo am responsabilité wu fexe ba ordre bi du troublé wu fexe ba ordre bi bu troublé wu ñu rétablir donc ñoom dañ ci war a am ay jàngat xam ni lii mën na am waroon nañu xalaat ni mën na am xëy na mënuñu aar lépp li nga xam mën na jur mais su beneen situation amee ëllëg ñoom ñu mën a taxaw xalaat ni lii mën na am mais lii bokk ci moom et ñoom dorénavant je crois nañ ci jël ay leçons yi nga xam ne moo leen di permettre su ëllëgee ñu mën ko aar. commissaire Cheikhna Keita moo doon àddu ngeen di teewlu honorable dégg nga li mu wax ci mbir yooyu le waaw merci Mamadou li mu wax moom lu leer la parce que fu mu nekk situation bu amee man dama ko dund donc ci wàllu nervi comme ni ñu koy waxee ñoo xam ne que dañoo am seen doole daal di ñëw di jaay doole bi si ki nga xam ne que moom wax na ko léegi muy ci ñaari camp yëpp xëy na ñu ànd ak Sonko wala ñu ànd ak ñeneen ñëw pour war a mën a jaay doole dugg ci xeex bi ba def fa loo xam ne xëy na du noonu man dama lu tax ma ne dama ko dund ndax man conseillère municipale la ci commune Mermoz Sacré-Cœur. donc si biir waxtaan sànq maa ngi leen di wax ne depuis 2009 je suis conseillère donc sama deuxième mandat en tant que élu municipal la donc boo leen di jëlee fii tuuti si 2011 gisoon ngeen ne amoon na fi jàppante mairie Mermoz Sacré-Cœur. donc ci jàppante mairie Mermoz Sacré-Cœur man maa doon chef de cabinet kii nga xam ne que tey moo fi maire encore muy maire Barthélémy Diaz donc bi ñuy def teg yi bu ñu ko tegee muy sama rakk wax dëgg yàlla sama rakk la waaw loolu moom yàlla moo ko def donc mu nekkoon loo xam ne que bu ñu tegee vidéo yi si man ngeen di gis foofu ndax ay nervi ñoo ñëwoon keroog fekk ko fa mu ngi ko fekk këram si kër papaam mu jaar fa mu ñëw ñu fekk ñu ci mairie bi fi ñu toog comme maa doon chef de cabinet ñu fekk ma ci kaw ne ma am na ñu ñëw de ñi ngi wërale mairie bi yore ay bidon wu essence ñi ngi wàcc ci ay pick-up yu weex 4 xaw ma kii en tout cas daal ci koñu mairie bi yëpp wërale nañ fa noonu man mii maa woo Barthélémy Diaz ñëw ne ko mu nga génnee taxaw xool ma gis effectivement ñoo xam ne que xanaa mot nañu 2 mètres sax ñu am doole. donc nag ma ne ko fii de am na ñu fi ñëw wër bi ñu ñëwee noonu boobu balaa muy ñëw mu ne dégg naa ne am na ñu jaaroon kër defe naa kii opposition bi daal ay si kii waaye nu mu tuddati te mu nekkoon LD Bathily ñenn ñi jaar foofu ñu ne kër Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla donc am nañ daal fu ñu jaar ci kër kii ba jaar rado bi nekkoon fii si 2 voies wu amitié yi donc fa nañu jóge rado ñëw foofu dem attaqué ji foofu ñëw léegi nag bi ñu ñëwee ñu ñëw toog wax kii bi mu ñëw bi ñu ñëwee taxaw nag moom duggul sax ba léegi ci mairie bi ci bunt bi la taxaw ñu ñëw taxaw donc il y a eu ces attaques te lépp li nga xam ne li ci topp yëpp mu topp ci donc di dellu si di wax ne que ñooñu dañu ne woon junni nañ leen doon fay journée bi bañ fa jógee topp nañ leen ba def ndaxte ka tamit
comme li ñu ko waxee ñun dañ nekk nit ñoo xam ne dañu dugg ci politique bi nangu ne dañuy def politique politique boobu nag dafa am noo koy defee parce que ku ci nekk dafa am luñ la yaree am loo xam ne que dañ la ko inculquer muy ay valeurs. te foo jëm war nga ko toogee donc tey boo dogee muy la première fois man de ma vie ma gis loolu xëy na nit ñi di nga doon gis ñu naan la ay mbër dañuy jël dugg na fee wala keneen ak keneen ma ne la mun na am sax ne ko du mbër koo xam ne dafay dem rek. parce que bu affaire Sonko bi am na mbër yu génn ni ñoom kii wuñ ci laalawuñ ci Gris wax sax te nee na bañ koy tudd moom nekku fi sax. nekkul il est hors de Dakar. donc ñoo xam ne dañuy dem toog di alteeru wuti doole dugg ci salle de sport yi wut am doole daal di ñëw taxaw engagé wu donc mu nekk loo xam ne que métti woon na ñëpp. métti woon na ndax il y avait eu mort d'homme. ba pare ñu indiwaat mu amaat encore. bii ñu ñëwaat toog ñu ne dañ fi wax duñ tudd ay nervi donc man li ma mën a def rek en tant que yaay déjà en tant que yaay parce que am naa sama doom joo xam ne du ma nangu mukk mu dem ci yooyu te man j'y veille parce que nee naa ñun dañu am loo xam ne que ñun yaay ñun ñoo ëmb 9 mois ak méttit yëpp lu mu ci nekkee parce que lépp war avant wasin bi am na lu métti yuy ñëw nga dem ba jur sa doom. di ko tette di ko nàmpal ba mu doon dara donc bëgg nga ëllëg kooku mu am leneen gudd bu amul sax xaalis am leneen lu mu lay jëriñ mu am au moins gudd fan ak wér-gu-yaram nekk sa wet ndaxte waajur bu nekk soxla na njabootam ci wetam. donc il faudrait que tey bu ma ñëwee toog ma gisaat loolu ñu koy wax ñenn ñi yore ay bant ñenn ñi yore lu kenn xamul ba dégg naa ñu ciy incriminer sax ne dafa am ay oto yenn service yu ñu ci dugal. moo tax ma ne damay ñaan nit ñi ñu revenir à la raison parce que gis nga ñaari citoyen bu ñu jotee man damay wax bii ci sama casque député parce que député mooy lan mooy da ngay dem toog ci assemblée. foofu Sénégal en miniature la ndax fépp foo xam ne que département Sénégal mu nga fa ñu ngi ci biir assemblée. donc ñun ñooy sos li nga xam ne que mooy maanaam loi yi ay tënk ay charte yi nga xam ne que ñoo koy teg waxtaan ci ban tënk ko jël ko jébbal ko ñi nga xam ne mooy yeneen pouvoir yi pour que ñooñu mun ko doxee que mu nekk judiciaire que mu nekk exécutif waaye nag di woon ci biir ne que ñun ñii nga xam ne que ñun ay député nañu ñun ñoo war a njëkk respecter li ñu tënk loolu moo tax bi ñu defee mbir mi indi ko assemblée man dama ne que li nga xam ne que ñun ñoo ko teg te nit ki dañu ne la nga dem wuyu ji rek ka nga nekk na leneen loo xam ne daf la fay jóg. loolu dinañ ci ñëw bu baax a baax ñu des ci nervi bi mais da ngay xool seen jamono amoon na. ñëwaat mais boobu ba léegi dafay mel ni état dafay gumba tëxlu ci loolu wala boog par force ci langue politique nervi daf ci war a am. xam nga am na ñoo xam ne dañuy tudd nervi am na ñoo xam ne fii temps yii ñu ngi doon wax mi waxum milice. waay donc dafa am loo xam ne il faudrait que ku nekk comme li ko tubaab di waxee savoir raison garder parce que mënul ñu dekk ci dëkk boo xam ne dañ ne état de droit la tey boo fi amee tey lu ñu xas justice wala ñu wax ko police wala leneen bu sa bët xonqee foofu nga jublu ci donc nag tey dañu mën a nangu koo xam ne que dañu nekk tey ci jamono jii ñuy wax ne que nous sommes en 2021 nekk ay xale ñu émancipé di épanouir tey yàlla def na que réseaux sociaux yeeg yëpp def nañ ko te li xew yeneen dëkk yi nga koy xam à la minute temps réel donc ñu war a mën a toog fii naan tey dañuy war a mën a jël dimbuboo ay nervi pour dem mais ki ngay gaañ kooku sénégalais la comme yow ki koy faji xaalis bi nga xam ne sa ndey ak sa baay sa mag ak sa rak ñoom ñooy liggéey di ci fay ay impôt di teg si loolu nañuy jëlee di def ci santé yi di fay ci police bi di fay si gendarmerie bi di fay ñi nga xam ne que tey mooy permettre tey oto nga dugg si di dem fecc sa liggéey donc yow ñu jël la yow nga ne yow am nga sa doole rek tey nga tiim ma man ne tey il faut tey nga saagaatal ma donc loolu mooy tax ne que dama ne pap yeeg yaay yi nañu jóg am na ñuy ne ñi ngi woo sëriñ si am na ñoo xam ne ñi ngi naan nañu wooyi ñeneen bu ñu nee sëriñ si nag je prends tous les religieux ak clergé yëpp ci biir waaye balaa ki ci njëkk yow mi jur sa doom yaa ci war a njëkk ci moom. ok di rek kàddu honorable Juliette Zenga di sunu gan ci Hashtag News tudd nga sànq ci religieux dinañ ci ñëw léegi nag mbir yi Ousmane Sonko ba mu amee coow li bari na wax nañ ci nervi yi am na leneen loo xamante nit feeñ na ci moo di ni doxalin bi
doxalin bi ba ñu jël ko fa ñu ku ci nekk ak terme ba ngay utiliser ñi naan kidnapping ak ñi di wax lu nekk daal wax nañ ba ay GIGN dugg ceeg lu ne am ca bés boobu ba mu amee honorable na nga ko dundee du ma la ko laajee mais naka nga ko jàngatee ndax loolu waroon na mën a am kii ni damay jaar fii kii ni ko duma jaar fii loolu rek indi pëccëxu Sénégal gi yëpp tàkk. xam nga moom nga wax jarul yenn yi dafa ko jarul ñun li nga xam ne que def nañ ko convocation ñëw na donc convocation bi du wuyu parce que ñëpp dégg nañ fi aussi moom mu def ay déclaration waaye di saluer ne que Serigne Abdou tamit bi nga xam ne mooy sëriñam ku ma xamoon la ndax da doon ànd ak sama responsable Ousmane Tanor Dieng donc lu doon xew daaru daf ñuy invité ñu demoon donc bi mu waxee ak moom mu ne dina nangu mu dem ci convocation bi te ñu koy saluer parce que sénégalais la te nit ku buñ la tuumaalee da ngay dem setal sa bopp donc ñu man sama bopp ma saluer li mu jóg ne dina dem 9h dina wuyu ji mais ci biir comme ñëpp comme niñ ko defee ñu gis ne que après dem na di nga aw fii ak doo aw ma ne ko même buñ ma ne woon awal nii te ma am sama xel rek ne damay dem wuyu ji convocation fa mu ne awal fa laay aw parce que gis nga nit ki booy daw li ñuy wax daw coow da ngay daw coow buñ la nee fii nañ lay séentu fii bul ko mayee man des fois je suis tellement impulsive man damay gis des fois nit dina ma wër nii di ko def te boo laajee tant que tudd naa ko Barthélémy Dias dina ko wax parce que suñu campagne référendum safoon na bu ma ñëwee may aw ci yoon ñu ne ko mu ngi aw nii mu ñëw dem na ba sens interdit mu koj ma fa ñëpp dégg nañ fii suñu demante mais man damay artu sama xale yi ne bu kenn xeex bu kenn xuloo ñu teggi taxaw ci tali dañuy taxaw sax ci tali ñu taxaw def ni jaasi yeeg lépp génn na mais damay taxaw ba ñu dem parce que dama yore ñoo xam ne bëgguma ñu gaañ leen te nag sant yàlla la ndax li fi jaar yëpp ci yëpp toujours dañuy ànd ñu dem te boo demee da ngay gis ne que ki dee wala ki ñu gaañ mënoon na nekk ci yow sa camp donc dafa am yoo xam ne quand tu es responsable yu bari da nga koy moytu man des fois damay dugg sama oto ma dox ba fenn ñu ne policier bi taxaw mu ne fii doo jaar et je suis obligé ma dem. amul xool ni amul Macron amul leneen xoolu ko. et pourtant on nous dit que mën nañ dem suute mais on me dévie. donc foofu laa ne que foofu am na fenn fu mu prêcher ne wuti coow. dawul coow waaw dawul coow foofu. parce que man bu ma ñëwee ma ñëw toog te mu lu mel ni préfet ndax man du sax préfet mooy taxaw. ce sont des policiers qui sont là tenue bi rek respecté naa ko wala gendarme. mais le préfet qui vient ne la léegi awal nii si fii bu doon man may moom ma continuer ko. bu dee comme li ñu wax ne que xëy na dafa am lu ñu ko doon wutal loolu rek mu teggi woon ko mais quand tu veux maintenant aller vers comme on dit ci yoon bi mu bëggoon aw te nga xam ne suñuy ay xale ñu nga fa te tey man bu ma rombee fierté la ma gis université mosuma fa dugg jàng fa mais bu ma gisee ni ñu koy defee xale yi nekk fa mu am ay kilifa yu fay génn toog di wax kii donc waroo nekk yow ëllëg nga ne da nga bëgg diriger dëkk bi nga bëgg susciter loolu ki nga xam ne mi ngi yore taabalam toog fii di jaay te suba moom la si bëccëg bi moom la war a jël te am na sax joxewul dara këram ñëw na pour daan dara am lu mu tuuti lu mu fa jël yónnee ndax Orange Money léegi yombal na yëpp donc mu mun a jël yónnee wala jël beneen moyen yónnee xaalis njabootam ñu mun a lekk donc lu kooku tey nga xañ ko loolu parce que démb ñun si suñu commune la ñun ñoo bokk foofu man nee naa man nit ki li nga xam ne moo ñu boole parce que mbokk bi ñuy wax mbokk boobu war na tax ñu bari ñu teg ko ndax mbokk du deret rek mbokk dafa nekk li nga xam ne que yàlla moo ñu boole tey te li ñu boole premier mooy ñu ay sénégalais nañu donc nag li xew démb xew na kenn mënu ko wax parce que man en tant que je dirais lambda avec un œil bien critique je dis que tey moom waroon na ci mën a daw beneen bi nga xam ne am na tamit que maa ngi massawu tamit ay yenn waa presse yi nga xam ne jot nañ fa am ay métit comme le journaliste bu West TV donc yooyu yëpp yi ci am désagrément yëpp warul mënoon na ci bañ a am te gis naa sax tamit la sortie de Bamba Kassé je l'ai salué aussi parce que nit ki boo ko njabootee bu amee yenn circonstances ñëwal nga taxaw attu leen wax leen parce que effectivement li mu leen wax loolu moo am donc nit ki doo dem ci benn mele nga bul ko cee dugg ba après mu indil la leneen ndax ëllëg bu fa amoon décès ci seen corps wala dara dañ koy nettali ji rek donc de telle sorte que ne moom tamit li mu ci àttu def na ko mais daal que mu nekk ci moom que mu nekk ci préfet xëccu na mu dem ba mu jóge gis nga ñu jël ko yóbbu ko brigade de recherche. ok préfet boobu yaa ko tudd dama ci ñëw wax jamu wax waaw wax jamu wax ba
sax ñu koy teg ci réseaux sociaux di ko dégg ndaxte baatu lacrymogène daf fay génn te boobu presse baa ngi taxaw waxuñu ni kenn presse journaliste lambda la comme ñëpp peut-être dafa sol gilet bi nekk taskatu xibaar c'est ça. te ñëpp sax solu ñu woon gilet am seen kii. te loolu je crois que je salue aussi tey li ñoom Daouda Mine. Que je suis bien parce que il a l'esprit critique, il est juriste aussi. mu ngeen nekk ci processus su. defaraat seen kii bi corps bi di def ay carte presse le 15 incha allah marche dépôt bi. waaw léegi wax jooju nag préfet wax dafa wax du ma ni sax dafa doy waar waaye dégg-dégg bi ak commentaire yi dafa dem ba sax convention des jeunes reporters yéen ci yàbbi ci Bamba Kassé mi nga wax ne bu Synpics yéen ci yàbbi ci te it ndax. wokkatu bu daje Gueule Salam déet dafay nekk jamono bi nga xamante ni yéen député yi keroog bi ngeen di wax ci mbiri Ousmane Sonko da ngeen ñoo bunkeriser mu nekk nag ñaari mbir yoo xamante ni daal bu ñu ko jàngatee dafay mel ni dañu tàmbali di xaw a néewal doole presse fii ci Sénégal. boobu nag yaa ngi boole lu bokkul. ci naka. da nga parce que li nga ne la delloo nag keroog vendredi bi ñuy lever immunité parlementaire bi li ñu wax bu leen fàtte ne que ñun assemblée. dañu amoon fii période Covid ci marathon budgétaire bi ñu am suñu collègue bu décédé ci Covid keroog journaliste yëpp a nga fa woon ci biir bi ñu ñëwee dugg ñu annoncé ñu ko noonu la journaliste yëpp ñu génnee ñu ne léegi période bi ñu ñëwee ñoom ñu dugg ci biir salle ba man dugguma sax ñi voté pour huis clos léegi ci ces séances yi nekkuma ci woon mais on a suivi ci boobu ñu ne léegi séance yi c'est en huis clos man am na yu bari yoo xam ne dañ ko fi def ñëwuma parce que convoqué wu ma bokkuma ci. mais bu Sonko bi. léegi nag. rek da nga wax rek. léegi nag lii nga xam ne que moom nga wax nga ne ñu bëgg commencer bunkeriser ça c'est un gros mot. bunkeriser moom. mënuñu ko def parce que ci ginnaaw. waaw mais xam nga loolu tamit seen protection la man xam nga suivre naa fenn parce que y avait beaucoup de chaînes ñii di teg ñii teguñu ñenn ñi ils ont mis que la photo di wax. donc ñi nga xam ne gis naa dil na à un moment ñu jël leen ba yóbbu leen ci wetu jaaykatu plante yi ne toog leen foofu. parce que si scène bi foofu xëj na ñoom am na lu ñu doon bëgg def wala xëj na amul lu ñu bëgg def mais l'essentiel li ma gisoon noonu ñu def au moins sécuriser nañ leen d'un moment ngeen dem mais bu ñu leen wàccoon ci biir sa loxloo ba doo xam foo ne parce que wax naa la léegi am na ñoo xam ne soluñu gilet yorewuñu carte comme ni nga def badge donc yooyu dafay mën a tax ne que tey bu ñu leen mën a identifier ñu xam ne ñii seen liggéey la ñuy def vous êtes des reporters wala leneen mais bu dee tey dañu soloxloo rek mu mel ni kenn ko yore mel ni Juliette yore caméra wala lii wuti ko ndax matériel yi ñëpp a ngi koy jaay fu mu ne daal di ko yore nii ñu ne journaliste ma ñëw soloxloo ñoom te fekk ne man la may raas bokkul ak seen bos donc loolu moom moo tax ne que man fii mais nag léegi li nga xam ne nekk na mooy que ne toujours quand on va réguler parce que le code de la presse voté nañ ko aujourd'hui décret d'application yi topp nañ ki président génnee na ko léegi ci yéen la des balaa yàgg inshallah man moom laa wax ne que man c'est un métier que j'adore man j'ai fait la communication maa ngi ko defee woon ACAPES boobu temps ñu nga fa woon ñuy def nii bu ñuy def fabrique de savon def lii lu nekk ñu dugg ci donc parce que ñun suñu bopp ñoo doon def ay bulletins d'information waaw donc ci yooyu donc de telle sorte que ne c'est un métier qui est noble mais tey ñu ngi koy yàq ñi koy yàq mooy ñi nga xam ne xamuñu ci bokkuñu te la ñuy ciy wut xaalis la tey da ngay gis journaliste boo xam ne voilà dafa partisan ci côté yëpp nag waxuma pour kii la faral wala kii mais da ngay buy waxee nga xam ne kii mi ngi noonu donc de telle sorte que ne moi je crois que déjà tàngoon na démb képp koo xam ne mettre nañ la à côté sax santal yàlla parce que mënoon na mu am leneen. mais préfet baat boobu mu génne c'était pas une phrase de trop. ah mais le préfet vous parlez du préfet de Dakar. ouais. Le préfet de Dakar moom moo yore fii police ak ay gendarmerie. waaw le fait que moom moo xam lan la def xam nga pour préfet la mu génn foofu bureau ba ñëw man nee naa la des fois on m'a fait détourner de la route. c'est pas le préfet qui le fait. des fois police moo koy def. léegi le fait que moom mu génn bureau ba ñëw am na lu ko si lu tax mu ñëw je sais pas parce que man nee naa la gis nga man fu mu nekk je respecte les pouvoirs. ku ci ne jusqu'à aujourd'hui nga mun ma wax lii préfet aujourd'hui bu ma toogoon mu ne lii ak lii je saurais mais là où je suis je peux pas vous dire aujourd'hui pourquoi il est sorti de son bureau pourquoi il est venu à la Stèle Mermoz et pourquoi il a lancé cet ordre aywa voilà ba tey ci manifestation dañ ciy descend waaw Babacar nee na ma ñu dem pause ñëwaata mu fàttali rek seen émission hashtag news la wax naa leen weer bi incha allah dañuy jagleel la jigéen ñi ndax ñooy sunuy soxna ñooy sunuy yaay di ci dalal rek honorable Juliette Zengan nekk rek présidente des femmes bu 4e coordination A bu Mermoz Sacré-Cœur ñu dem ñëwaat
Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett mu di seen émission hashtag news dibéer juróom-ñaari fan mars 2021 ëllëg juróom-ñetti fan mars incha allah ñu jagleel ko jigéen ñi tey nag hashtag news ñu ngi fii ci maison du parti social di maison du parti bu Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla na ko yàlla yërëm di ci dalal rek honorable Juliette Zengan nekk présidente des femmes bu 4e coordination A bu Mermoz Sacré-Cœur ñu wéy ba léegi ci waxtaan wi gis ni manifestation yi dañ ciy des ba léegi génnaguma ca ndaxte wax nga waxi préfet sànq ca la ñu toll woon waaye dama bëgg ngir ñu gaaw wax nga li nga ciy wax la tax mu ñëw loolu lépp yow xamoo ko donc mënuñu nekk fii di ko naam sax wax na benn baat boo xamante ni am na ñu bari ñu mu déranger am na ñu mu déranger wul aussi manifestation bi li ma ciy tëj moo di ni dañu xaw di nemmeeku jamono yi ñu ci signe fang yenn ci ay dama koy tudd Auchan ay station Total ak it ñoom même biir 6-9 suñu émission boo xam dañ koy déglu damay wax di tudd Auchan du ma ni lan moo tax bu amee rek ñu dem di yàq dañu yàq chaque fois dañuy yàq waxuma militant X wala Y ñoo yàq non comme li nga wax nag seeni doom suñuy jarbaat ñooy dem di yàq lancé nga sànq un appel mais sama jafe-jafe bi ma am ak laaj may laajte moo di lu tax ñu ci signe fang ñaar yooyu Auchan ak station d'essence yi kon xam nga nee nañu kuy raas ak kuy raas déem ak kuy raas ki bokkul xam nga fii def nañ fi ñu naan ay France dégage mais il y a ces mouvements genre société civile qui sont là te gis nga quand on parle de la société civile da ngay toogal ki nga xam ne mooy société bi kan mooy liggéey Auchan ay sénégalais kuy liggéey Total ay sénégalais borom table bi ñu damm te nga xam ne day jaay mbangoom gerteem caaf kan moo ko takkul mu dem sunu maam la ñoom ñoo ko moom donc xam nga fu mu nekk il y a des positions yoo xam ne nit ki mun nga am tu défends c'est que moi je dis comme les activistes da ngay défendre benn ko parce que man je suis pour la cause de l'environnement je suis membre je défends tout ce qui concerne le climat l'environnement la protection de l'environnement au Sénégal le littoral donc je suis dans ces combats et surtout aussi dans le combat des femmes man c'est loolu je ne dirais pas que je suis activiste parce que cause bi bu ñëwee damay défendre cause bi keroog bu doon dafa fekk ñu may leen ngeen dugg assemblée vous verrez bi Aïda Mbodj di wax parce que dafa am yoo xam ne que bu jotee da nga ciy wax moi je défends la cause féminine maintenant cause boobu nii ak nii waxaguma ko mais en tant que femme bi moom laay def parce que aujourd'hui moom mooy ki nga xam ne que moom moo vulnérable donc de telle sorte que ne tey quand on parle de Auchan on parle de Total ay tubaab ñoo ko moom ak dañ ko def nii lan ak lan la fi beneen dëkk wala tubaab keneen am te nekkul loo xam ne teg nañ ko fa nit ñi di fa liggéey man aujourd'hui samay rakk ak samay mag ak samay xarit ak samay am di jàmm yi doon liggéey foofu tey ñi ngi ñëw toog et puis on voit ñoo xam ne que ñu nga jàpp kii mi ngi gàddu saako ceeb ñu ngi koy xool nii image yu rafetul daal ci Sénégal kenn ki sàcc na ba tëye nii keneen ñëw sàcc si li mu yore daw benn jigéen mi ngi yore dugg biir Auchan bi yore ay couche ñetti couche ba ñenn ñi naan ko xanaa kii problème mu couche la yore donc dafa am yoo xam ne war nañ ko jomm te loolu du la yóbbu fenn nag torox tànge rek parce que da nga koy jël yóbbu ko sa biir famille jox sa famille mu lekk mu jëfandikoo ko fan lay découlé donc dafa am yoo xam ne il faudrait que ñu dellu si suñu xel nit ki di nga xeex li ngay xeex ba jot ko parce que tey ñi ngi wax démocratie ñun fii kan moo deful démocratie man léegi nii dañ doon wax attaque Mermoz Sacré-Cœur sama tànk ba léegi man lañ fa defoon xaw ma bal la wala xeer lan moo fa def toog nañu rek sama dàll bi yëpp fees dell ak deret ñu dem sama tànk bi immobilisé depuis boobu ndekete dañ ma kii si sama tibia bi donc de telle sorte que ne yëf bi lu mu mën a def buy ñëw doo xam ba fan lay yem donc nag ñun ñoo moom li nga xam ne tey moo fi am te dañ naan Auchan ñi fay liggéey rek mais les produits yu Auchan di jaay fu muy jóge les sénégalais yi nga xam ne dañoo jël wuti seen kii ñii di béy ñii di def ndax xam nga ne lépp ñu ngi ko fay jaay ba sa géej ak sa yéet sax boo ñëwee fu ku koy defari France defaru ko soble yenn yi fii jógewul foofu. mbay mi la. donc de telle sorte il y a beaucoup de choses yoo xam ne que ñun suñuy producteurs ñoom ñoo koy def suñuy commerçants ñoom ñoo koy def fii la quantité yi ñu soxla ñu indi ko tey ñooñu ñëpp ñu jël ko nga jël yóbbu fii parce que yow profitoo nga ci situation nga jël yëfu jàmbur yóbbu. te ñu ne kii dañ ko yar jullit nañu kii dañ ko yar kii catholique nañu donc de telle sorte que ne il faudrait que nit ñi ramener seen fii man ñii nekk ci biir man de duma topp man wax naa ko fi nee naa woon xeex nañ fi ñu xeex boobu temps attaque bi bu mu fi am kan moo fi ne du Ablaye Wade tey ñu ngi koy tagg de
du tey ñu ngi koy tagg boobu temps lañ nañ ko doon def dañ doon xarab parce que am na yenn position yoo xam ne mi ngi woon noonu attaque boobu man tey ba tey bu ñuy wax moi je le dis ne que même le maire dama koy wax ma ne ko kan moo la defoon ñu tëj la 2011 ba 2012 donc dafa am yoo xam ne que tey amul Auchan amul Total amul fii ñun fii temps péage bi ngeen fi déggee toog nañ fi waxu péage bi di wax ba ñu demee ba ci biir tey président ngi ci def ay jéego pour mu ñoo xam ne sax Sénégal dina ci tàqamti ko am ci dara parce que oto yi fay aw kan yan oto la tali yi ñuy aw ban tali la donc il faudrait qu'on ramène suñu fii le combat n'est pas là-bas c'est pas là-bas donc man dama ne suñuy doom nañu delloo si seen xel et quand on voit man dama ko xool démb ñoo xam ne ñii voté wuñu amuñu âge ñi nga xam ne que jot nañ see majeur bariwul donc il faudrait que tey bu ñu jël xale yooyu dugal leen instrumentaliser leen dugal leen ci loo xam ne tey bu ñu leen jàppee ñaata xale ñu naan dañ leen jàpp ñaata jigéen ñu ne dañ leen di jàpp yow nga xam ne yaa war a toog sa kër jàpp say njaboot di def leen yitteel leen kii leen ñu dugal leen ci foofu moi je dis que le combat n'est pas là-bas xeex da nga koy xeex ak xel. ok voilà. message bi jàll na assemblée tey du ma fa yàgg dama fay dugg rek génnaat. waaw war nga fa dugg sax. waaw dugg ba moo di ni. am na 12e législature jàll na. macha allah 13e ci lañ nekk de. waaw moo ngi noonu si nañu ñëwee ñun ñi. waaw waaye dafa mel ni daal différence am na différence bi ci fi may waxee di moo di ci la ñu gis. assemblée yëpp day am coow xeex xuloo day am. waaye bii moom. saf na sàpp. tar na torop sax 13e bi. ah fii de xotteeguñu fi ay vestu nit fii jëluñu ay chaise yenagum ko nit jëlaguñu fi député tamit dóor ko ba yóbbu ko hôpital te loolu yëpp ñu ngi koy gis ci yeneen assemblée yi. mais seen bos bari na coow bari na. ah waaw assemblée bu amul coow du ñu dem. parlementaire nañu wax moo tax sa njëlbeen loolu laa la wax nee naa la naam sax. waaw dafa war a am mais seen bos moom. li ngeen di coow. ak li ngeen di xuloo moo ëpp li ngeen liggéey. nee naa la fu mu nekk parlementaire nañu wax man de nee naa leen man je suis parlementaire xam nga sama parlementaire fan la amee xorom mooy que ne lu ñëw ma wax ci dugal ci sama parce que xam nga ndax lan si Sénégal gii laa bokk neel benn. ñaareel bi samay pap ak samay yaay fii dañu dëkk neel ñaar. ñeneen ñi muy samay doom ak samay am di jàmm ak yëpp fii dañu bokk xanaa bu ma toogee assemblée ñu teg dara pour sama man loo xam ne pour sénégalais laa wax de dama ciy wax ba fee. te jaral na ma nag lépp nag parce que nee naa nag dañu naan majorité mécanique. waaw fa laa jëmoon justement waaw. ñu ne majorité mécanique waaw ñu gëm guux. ana opposition mécanique nee naa leen keroog ci kaawu. problème Sonko bi levée immunité bi. nee naa ko yéen vous êtes une opposition mécanique yéen vous êtes fait de fer amu leen sax fenn fuy am sensibilité chère parce que boo leen ko amoon di ngeen toog yërëm kii ngeen di défendre nii muy Sonko te lui. gisul ne que yéen ñii toogalu leen ko parce que man bu ma jëlee engagement ma nekk fenn ci foo xam ne keneen mënu fa dugg keneen mënu fa wax lu dul man te ma am possibilité défendre si kii li may wax dama cay dem ba fee ba ca cappaandaw ba daf ma koy jaral. amul demi mesure. amuma ko parce que tey bu ñu mënuma comprendre tey nga jël ñu ne tey dafa am lii ñëw na bi ñu ñëwee ne ñëw na man ñëwuma sax si commission des lois parce que bokkuma ci. mais plénière bi ñu ne dafay ñëw dama ne dinaa dem ci plénière ba pour wax ba ñu ñëwee toog ñun déjà wax bi ce sera par ay couloir ak leneen parce que tu n'as pas droit à la parole ndax bu ñuy lever immunité parlementaire 5 orateurs rek a am 5 rek. juróom donc keneen mënul wax président commission ad hoc bi rapporteur commission ad hoc bi ki représenté gouvernement bi mooy le ministre député bi nga xam moom nañu incriminé ou ki nga xam ne moom mooy défenseur am ak ki nga xam ne que mooy benn député contre ñooñu rek ñoo am droit à la parole bu ñu paree ñu ne ñu lever wala du ñu lever te le président Moustapha Niasse a été vraiment diligent jox na sax Aïda Mbodj mu wax. mais Aïda Mbodj on n'a même pas reçu de lettre bu wane ne que kii moo fa représenté Sonko. pourtant Sonko nee na moo doon avocat. waaw mais c'est sur si bouche bi rek ci gémmiñ gi la ko waxee mais li nga xam ne que mooy li nga xam ne administratif ñëwul. yoon quoi. te dégg ngeen Sonko mu ne kenn bu mu ko toogal ca biir te xas na fi sax le président groupe liberté démocratie mooy Serigne Cheikh waaw xas na ko fi ne ko bu dee maa tax nga toog ci commission bi nga génn bu ma fa waxal donc xam nga am na yoo xam ne le président Niasse a respecté procédure bi man depuis boobu maa ngi doog a tey ci seen rajo. ma toog wax ci. parce que gis nga nit ku ne da nga war a xam sa bopp man bokkuma ci commission ad hoc tànn ñu ma ci commission ad hoc ba ñu ñëwee dañu ne léegi commission ad hoc bi diw la muy fukk ak benn ya te gis ngeen ne ñoom ba ñuy composé
ki nga xam ne moo nekkoon le mois coordonnatrice su non inscrits yi dañu ne ko du fa toog te pourtant c'était son tour. am na si ñoo xam ne que fii dañu doon def bi ñuy def mission si affaire inondation yi. waaw mbënn mi waay. ki fa nekkoon coordonnatrice du mois. moom dafa proclamer dugg ci biir moom moo demoon ci foofu. donc nag kii nga xam ne moom moo fa nekk même bu bokkee xaw ma ñu ne réew mi ak leneen l'essentiel ñoom ba ñu déggee problème bi ñëw na ci foofu pourquoi préalablement ñoom waxuñu loolu gindi ko fa régler ko entre ñoom parce que ñun suñu yoon nekku ci. donc la femme est venue ñu def PDS ñëw comme léegi ñu ne Baba Guirassy maintenant il est au PDS dem na ci pas PDS dem na ci seen coalition seen groupe donc moom ñu choisir ko pourquoi ngeen def tralala boobu yëpp nga ñëw toog ñu dugg ki nga xam ne que moom mooy kii def nañ may nañ leen question sax préalable ñu def question préalable ñu voté ñoom ñu am 15 bu deuxième bi ñuy lever parce que 15 bi mooy bi ñuy installé commission bi. Deuxième bi ils étaient 27 xaw ma 25 ou 27. ma ne ko ñoom bi ñu ñëwee ñun bi ñuy mettre commission bi ñoom ils étaient 15 nous on était 66 bi ñuy lever kii bi ñoom ils étaient 25 xaw ma 27 nous on était 98 bi ñu defee question préalable nga toog discuter wax la ñuy wax ba pare ba ñu pare yëpp ba ñu ne ñu ngi voté ñoom dañuy wax rek waaye voté nañ ndax am na fa benn contre am na fa 2 abstentions. donc nit ki boo nekkee ci fenn il faut pas tricher te man nee naa je prends mon rôle très au sérieux parce que dafa am ay sénégalais yu dajaloo ne que ñii nañ leen tànn parce que moi je suis venu avec la liste départementale de Dakar donc de telle sorte bi ñuy ñëfee ñu toog da ngay wan li nga xam ne moom mooy def nit ñi bu ñuy ñëw taxaw naan rupture man xeex yi ngay gis assemblée doo ma gis ma taxaw fa di fa xeex. kenn ëpp ma xuloo nag. bu ñu la nee Juliette foo ko laajtee dinañ xam kan mooy Juliette. tout le monde me connaît parce que moi quand il est temps de dire li may wax je le dis et puis ma jàll ci leneen. parce que xeex nag temps ba ma nekkee fii nii Sacré-Cœur kii Sainte Bernadette di jàng ak di def yooyu nekk ci fii boobu temps laa doo xeex. ak ba ma nekkee Rizé waaw xeex naa léegi nag xeexu làmmiñ laa am. di défendre li ma war a défendre. aywa ba léegi rek bu di seen émission Hashtag News di ci dalal rek honorable Juliette Zenga nekk ba tey rek présidente des femmes bu 4e coordination A Mermoz Sacré-Cœur waaw Juliette. waaw li ma bëgg terminer rek mooy que ne j'ai entendu hier par presse que dafa am député yi dem déposer recours. ñu ne dañ dem def recours. recours kañ ko déposer moom dina def parce que ñoom dañu ne dañ def recours parce que procédure bi respecté wuñu ko. moi je dis que aujourd'hui et quand man fu ma jëm nag je trimballe mon règlement intérieur parce que nee naa li nga war a jël naan ko mooy sunu règlement intérieur bu dee da nga nekk fenn. na muy doxee da nga ko war a jël naan ko. man rus naa ma ñëw taxaw man en tant que député moo war a ñu may interpeller si man assemblée nu mu war a doxee ak liy sama cër liñ ma ci may ak liñ ma ci mayul que ma fay juum te ñoom ci loolu nañu nekk. aywa procédure bi tey dañ ko teg respecté ko ñu ñëwaat ci ñun ñu joxe te li ñu voté lever immunité bi du lenn lu dul que Ousmane dem seetal boppam. aywa Ousmane dem seetal boppam. ñu wéy ñu ngi fii ci maison du parti socialiste. voilà Léopold Sédar Senghor. Léopold sànq da nga ne Ousmane Tanor Dieng. waaw Léopold Sédar Senghor aywa. parti bi moom. gën nañ la dégg de ba ça va très bien. parti socialiste macha allah te du maa ngi nii tey nga woo ma di ma ñëw. waaw bu bien wul woon kay du ma ñëw. waaw. laaj bu njëkk moo di nii dañu toog ba si yàgg rek dogal jóge ci seen parti yéen ngeen génn communiqué de presse wax ni léegi du noonu lay doxee maanaam ci ñun taskati xibaar yi da ngeen di bind mail jaarale ko fii pour am ku war a wax man mii sax ci foofu laa jaar ba ñu. ci cellule communication bi ak porte-parole effectivement waaw loolu ndax dafa am ñu commencé di wax lu ngeen bëggul dégg wala communication bi dafa commencé woon dispersé wu moo tax dogal boobu jëpp jóge ci Aminata Mbengue Ndiaye. xam nga Mamadou kër dafa am nu muy doxee tey fii ñu ngi taxaw naan état bi bu ñu nee état bi ku ñu tudd du Macky le président Macky Sall nañuy wax fii nii aujourd'hui nous avons sunu secrétaire général la présidente Aminata Mbengue Ndiaye mënuñu nangu kër nga bëgg fi nekk ku nekk jaar par des voies fu la neex nga bëgg yore xuy ba xibaar di tërërëri di wax da ngay xam looy wax ak looy def ba pare ku mooy wax ne que réseaux sociaux yi yàq nañ lépp da ngay gis ku toog jël téléphone am teg enregistré la muy enregistré dugal des fois ñëw fekk seen waa presse yi daal di la ko jox mu jàll. mais pourquoi attendre ce moment je veux dire. non non du attendre le moment hein c'est que c'est tombé parce que fu mu nekk nii nag on est en train de nous organiser. xam nga ñun dañu nekkoon
ci vente massification mobilisation loolu dañ nekk di def donc fu mu nekk ba léegi ñi ngi jaay ay carte man mii nga xam ne nekk Mermoz Sacré-Cœur laa nekk ñi ngi jaay suñuy carte parce que là-bas j'ai 4 sections muy amitié Karak muy Mermoz muy Baobab ak li nga xam ne nekk mooy les Sacré-Cœur dégg nga donc de telle sorte que ne si loolu nga xam ne dañ fa nekk ku nekk ñaa ngi jaay sa carte di defar sa kii pour aller vers les renouvellements de nos instances suñuy instance mooy le petit comité mooy la section ñu ñëw après coordination balaa ñuy commencer dem ci union départementale régionale dem ci nationale dem congrès kon daal moo la déggee dafa mel ni anarchie moo amoon moo tax ngeen siffler fin récréation. non xam nga diggante bi SG Ousmane Tanor Dieng wàccee liggéey moment boobu il y a quand même eu une léthargie léthargie bi li ko indi mooy que ne ñun ñëpp man j'étais même découragée parce que Ousmane kenn du woon doon xalaat moment bi def na benn ñaareel bi mu nekk fii maa ngi remercier encore jabaram yi ak njabootam yépp dégg nga di leen jaalewaat di leen dolliwaat fii nekk man sama taxawaay ci ñoom du ci dañ mukk ndax Ousmane Tanor Dieng inculqué nañu lu bari loo xam ne may nañu tey au niveau du Sénégal laay njëkk waxuma international mais fii suñu dëkk ñu war a xam nu ñuy taxawee que ça soit dans la retenue comme dans la tenue donc de telle sorte que ne moment bi mu décédé mu tombé ci foofu rek man daf ma fekkoon sax ma dem parce que maa ngi woon ci 33e sommet des chefs d'État Niamey ñu ñëw bi ma ñëwee le 15 laa ñëw il est décédé le 19 jotuñu gisante parce que boobu temps moom mi ngi demoon France mu ngi doon defar këram waroon a dem tamit ci coupe d'Afrique ba ne dafay seetaan doog a ñëw Dieu a fait ce qu'il a fait donc nag de telle sorte que moment boobu ça nous a pris de court. voilà kon donc observateurs yi li ñu nemmeeku moo di ni booba ba léegi bi mu maanaam wàccee liggéey ba léegi daanaka amul lenn lu bougé biir parti socialiste booy xool. non mi ngi bougé c'est que nit ñi nu ñu buggee mu bu demee woon noonu mobilisation def parce que ñun am na fi yenn yoo xam ne def nañ ko fi sax on s'est dit que ñëpp xam nañ ñu ci ay tenue du nu rôler xam nga animation. ak yooyu mais yooyu yëpp dañ ko tegoon ci suuf. te loolu sunu présidente secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye daf ko ñaan parce que tamit doo am kilifa bu toll ni Ousmane Tanor Dieng nekk fi Sénégal won ñëpp lan mooy état donc mu war fi mën a jóge dëdduwul sax deful weer ñaari weer ñetti weer ñu war fi mën a nekk di defaat. donc loolu moo taxoon nit ñëpp lépp ñu tegoon ko ci suuf teg ci suuf nag ku ci mel ni man taxawuma ci rajo yeeg fii fu nekk ma dugal ku nekk ngay wax mu mel ni comme xale yi ni ñu koy wax rek. ubbi robinet rek te fu nekk nga dem fa. donc nag dafa war a am loo xam ne que nit ki bu dee da nga bokk kuréel ak ay nit da ngay am loo xam ne da nga koy def am loo xam ne da nga koy bàyyi mais nga bëgg jël yëpp mënul nekk. mais nii yaakaar ngeen ne Aminata Mbengue Ndiaye. elle fait l'affaire. elle fait l'affaire ci la ci parti bi ndax mën na ko téye nii instant man nag damaa bëggoon rek nga invité ko ci Vibe bi comme da nga ne mois de mars bi. incha allah da nga koy jagleel jigéen. waaw damay jéem rek mu wax la parce que damay jaaraat fa ma jaaroon rek man ba may ñëw may ànd ak sama yaay parce que boobu temps milité wu ma parti socialiste mais sama yaay daf doon milité ci parti bi ànd ak Aram Diène. boobu temps école Nafissatou Niang bi nekk fii si wetu Yàlla Soudan amagul woon tabaxuñu foofu yëpp camp militaire la woon bu ñuy dem voté dama doon dem voté ji école Médine suba teel danaa voté ji 9h dina ma fekk ma ñibbisi donc ba may voté yàgg na mais en 2007 bi Ousmane Tanor Dieng lancé le nouvel élan si laa doog a jënd carte. Aminata Mbengue Ndiaye fa laa ko fekk ci biir parti bi mu ciy dox nekk tamit responsable parce que gis nga présidente bu ñu la joxee cër kenn du la ci fay fin du mois gis nga la responsabilité morale la kela loolu moom moo ñu yitteel ñun. parce que tey dama doon wax de tey fii Aminata Mbengue Ndiaye fii mu ñëw taxaw ñu nañu waaw Aminata Mbengue Ndiaye ci lii moom nañu àndal moom nañu am moom mooy suñu responsable ci fu mu war a mën a dem nañ ko jox cër boobu ndax li mu liggéeyal Sénégal mi ngi fi tey ñu ngi assemblée parité ñu fa yóbbu de parité te elle a galéré xeex fii ñëpp gis nañ ko Wade doon woo pour mu ñëw foofu pour jàppale ko ci parité bi donc c'est une femme boo xam ne dafa def parcours échelon yi benn par benn jëbuma marché bi ma tëb ñaar yéeg ci 3e non dafa def benn ñaar ñett di yéeg ba mu yegg tey yàlla nag indi ko mu ñëw fii remplacer fi Ousmane Tanor Dieng parce que moo doon première vice-présidente te ñaanuñu ko woon ni ndax Ousmane même bi mu kiiwee dafa doon bañ même Ousmane bi mu tëddee hôpital France dafa bañoon pour présider fi te Ousmane daf ko mujj woo ne ko da nga présider defal réunion bi parce que nit ki booy ànd ak nit da ngay ànd ak nit ngor
te loolu la wone yi cër bi nag yàlla def na ko tey mu nekk ci boppam te tey nag dañ ko ciy jàppale nag bu ko ci kenn xeeb. ok da ngeen ko siy jàppale ba noppi jàppale waale président Macky Sall parce que ay maanaam ay farando entre guillemets quoi yéen ay ànd di liggéey. xam nga lu ñuy wax le réel politique. moo am fii nii. sunu secrétaire général daf ñu ko doon wax gis nga nit ki boo demee ba toog dañuy toog di xool léegi ñu ngi doon toog di analyser tu analyses parce que fii kenn mënatul demal sa bopp loo ko mën a def xëy na nga dem di nga si am loo ci cof mais doo dem li nga bëgg comme kii nga am ko tey bi ñu ñëwee toog ba dem fii man dama ne la depuis la ba may voté mosuma voté beneen parti bu dul PS c'est en 2012 que j'ai voté la carte marron pour Macky Sall mosuma dem beneen parti. Donc j'ai défendu campagne bii nii passé nii bu bii nii ñu mujjee nii dama 2019 bi dama cee campagne ba des dugg bu avocat parce que ndax lan moo doon sunu candidat dañ ko tànnoon ne pour loolu. te nit ki booy ànd ak moom bul ko faxastal. amul xel ñaar quoi. voilà gëmu ko waxati bul ko faxastal te nit ki booy ànd ak moom kenn waxuloo ne du def erreur bu defee erreur. da nga war a jóg nga ne ko lii ñun suñuy rencontre fii biir maison du parti déjà nous sommes fii ci salle bi ñuy tenir suñu secrétariat exécutif national fii nii bu ñu ñëwee toog dañuy wax actualité ak yëpp comme ni ngeen teg ni dañ koy wax les gens disent ce qu'ils en pensent et on fait notre communiqué te nag suñu secrétaire général day dem toog ak président wax ko li nga xam ne mooy def parce que li nga xam ne mooy def comme li ñuy wax kilifa kenn du ko xas ci mbedd te di nga jur sa doom de mu nekk muskàllaf bés boo toogee di am loo koy wax da nga koy woo ci néeg bi boo ko xasee ci diggu cour bi rek indi nga problème donc de telle sorte que ne da ngay ànd ak nit muy teg ngay jubbanti ñun ñi nekk assemblée amul loi bu fay ñëw te duñ ci wax. ok waaw da nga ciy défendre wax ci ni nga ci mën a defee joxe position bi parce que koo fa toogal population bi la. am na solo yéen a ngi ànd ak moom compagnonnage la donc amul fakkatal waaye nag xanaa du ngeen ànd ak moom ba 2024 quand même 2024 nag ñi ngi xaaral ni quand même parti socialiste nag indi candidat. xam nga dañuy naan lu ñuy ñaan yàlla rek gudd fan ak wér gu yaram ak tal ak fekkee ko wër ak wërle. xam nga ni ñu defee woon 2012 ñu ne dañu am candidat jàppale bu keroogee ñun ci coalition nañ nekk coalition fii. moom nañ nekk. donc de telle sorte que ne li nga xam ne dafa am nee naa leen président de la république ñun ñoo ci xeex ba mu ñëw toog defagul 2 ans yi yaa xayti ku nekk commencé fararara di waxagum lu ñëwagul 2024 il reste du chemin nit ñi dañu ñëw toog ñi nga xam ne nekk am na ñu liggéey ko bés bu ñu fa yeggee ñu toog discuter ci loolu. d'accord ok ñu dem ci sa commune Mermoz Sacré-Cœur foofu nga xam ne yaay présidente des femmes 4e coordination A. foofu sa càmm ña nga fa de. sa rak say càmmiñ say rak Barthélémy ma nga fa. Zator Mbaye ma nga fa. waaw Zator AFP la moom. waaw te Bart moom xam naa ni amoon nay jamono daanaka daal am na lu mu fa demoon yéen ñaar wala léegi amul benn problème yéen yaa ngi liggéey sa liggéey mi ngi liggéey liggéeyam et puis y a plus de problème. waaw parce que Bart xam nga bi ñu nekkee wax naa la nekk sànq ci waxtaan. ñoo ànd depuis 2007 Ousmane Tanor Dieng moo ñu ne jàpp leen si ngeen liggéey parce que vous êtes dans la même commune. man nag lu wax boobu Ousmane Tanor Dieng waxoon fa laa ko jàppee ba tey. ñu nekk di ci liggéey 2009 ñëw ñu gagné mi commune bi 2014 ñëw ñu gagné commune bi te toujours bu ma ñëwee ma ne damay nekk adjoint mu ne ma non mais reste fii mais je sais que c'était des politiques moo tax ma ne souvent nit ki di nga xam ñii lu ñuy def mais doo topp. leen bàyyi ci biir may bàyyi ci biir donc je nekk naa chef de cabinet de 2009 à 2014. ah oui maa yore woon maa doon chef de cabinet bi. en même temps j'étais conseillère municipale foofu laa nekk. de 2014 bi ñu gagné maa doon directrice de cabinet bi parce que loolu mel ni comme dañ ma defal grade mais c'est la même chose c'est la directrice de cabinet ba ci référendum bi en 2016 mars 2016. si nañ ñëw dem vraiment on était en de bons termes ba à un moment j'ai pas compris parce que sama bureau ñëw naa ñu tëj ñu dajji bureau bi sama ginnaaw jël fa def ay yu kenn amul. donc j'ai pas compris j'ai interpellé man nag nee naa comme man décision moo ma defoon ma nekk directrice de cabinet ma ne ko defaatal décision nga ne destitué nga ma directrice de cabinet. j'ai attendu parce que nee naa du ma jël benn bagage sama bureau si diggante boobu ñu dajji fa ba benn facteur ñëw ne ma wax ko sama frère. nekk dama am benn ñu dajji fa kan moo ko dajji. bof ay nitam yi mu àndal. waaye demoon naa ba defoon. def nga plainte ak yooyu def kii mais à la fin tu sais avec les gens comme li ñuy wax toujours dañu naan la waa bàyyil kii wala nii. parce que ñi ngay dem masla bi ay xale yoo loo xam ne ñoom nekk nañoon si difficulté ñu jàpp leen gisuñu Bart gisuñu keneen man maa doon dem
maay dem di leen yóbbul lekk di leen yóbbul daan di lijjanti. ak procureur rek di dugg ak di génn di wuti avocat. donc ça c'était moi. donc de telle sorte que ne bi loolu amee ñu ñëw wax ma facteur ne ma am nga courrier ma dem. imaginez pour koo xam ne yaa ngi dëkk ci biir commune bi nga nekk fa ak li ngeen jaar yëpp ils ont payé 1500 francs de timbre teg ko ca fee bu ma ñëwee ubbi courrier bi fekk naa courrier bi lem nañ ko lemaat nañ ko lemaat ko pour ba bu ñu ko defal ma ko recommandé teg ko ca poste femme. donc comme ça si la yëf yi dem nit ki nag comme li may wax bul xaar mukk ñu wiccax sa loxo da ngay jóg jógal sa bopp parce que ça fait partie des valeurs. nit ki boo nekkee ci fenn nga gis ne que fii mënul dem n'insiste pas donc si loolu moo tax nag ma toog nee naa leen mars parce que moi j'étais agent de la ville de Dakar donc depuis 2009 laa nekkoon agent ville de Dakar ah oui donc ma dem ak Khalifa Sall moo ko def bi ma ñëwee ba foofu imaginez j'ai voté le oui ñu gagné ci commune bi te foofu dama doon dem comme ni may wax nii tey li ñu waxoon Ousmane Sonko bul aw fii mu aw nii man damay ñëw toog ñu def nii man je me rabats parce que xam naa kii lu muy wut duma ko may pour ma bañ a campagne la te il faut que ma campagne pour oui bi comme moom na muy campagne non il faut que ma def pour oui bi donc loolu moo taxoon ñu dem ba ci biir bi ma gisee ne que mu def man ma dem ma gagné bi ñu gagné yëf bi ñu ñëw mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre ñu téye sama salaire ku ma doon fay ville de Dakar ñu téye sama salaire parce que et puis man ma bind nag Khalifa Sall ne comme man Juliette Paul Zenga dama ba jëloon may liggéey ci biir mairie ville de Dakar agent ville laa woon comme ni ma sama yaay juree ma nekk naître libre dara daluma noonu laa ñëwee liggéey si fii di politique ba ñu gisee te nag ni ma mel noonu du ma esclave kenn bu dee nii ngeen gisee ne que noonu ngeen war a doxalee à partir d'aujourd'hui man maa démissionné de la ville de Dakar. ba tey jii tontuwuñu ma sama salaire noonu nañ ko defee. ñoom Ousmane billaahi ak ñoom Bartu ñoom ku nekk di wax ku ñu ñëwee laaj Julie ma toog sama kër nag ñëw ma sax di dem may rek di dugg na fee. j'ai pas fait de truc comme ni ñu naan nga def résistance. la résistance ci constitution je ne l'ai pas fait parce que loolu ci résistance la je ne l'ai pas fait ma toog sama kër. te nag lu mu bon la ma fa doon touché as tuuti daf ma doon dimbali ma def dépense sama kër. ñu bloqué ci foofu waaye comme ni ñuy wax yàlla rek gémmiñ gu mu xar rek am dugub bu mu ci def. donc ci noonu nañu def ba tey ma dem toog sama responsable yi fii yëpp ne ma naa def mise en demeure ma ne du ma ko jaral ndax yàllaa ma ko joxoon ma àndoon ak ay nit xëy na ñoom gis nañ ni mu yem foofu waaye ku ma yeewoon ba 3 heures du matin ne ma ñii dinañ la def noonu ma ne du ma ko def. ok voilà waxtaan wi neex na trop waaye nañ ma li ñuy dese ci kàddu bariwul de honorable ñu ñëw nag ci bëccëgu ëllëg gi yéen lañ ko jagleel aywa dafa mel ni liñ ci nemmeeku daal ay thème dina ci am lépp dina ci am waaye daal pecc meeg nuróole gi bari na ci lool nag ci journée 8 mars bi. ah waaw on parle de leadership hein. waaw on parle de Covid aussi. waaw parce que nag. fecc ak way nuróole après ñu xaar ba déwén ñëwaat. loolu non man fecc ma nuróowu ne parce que déjà xam ngeen ne période bi mu tombé rassemblement dañ ko tere. donc dañ ko interdit man moom je suis tellement légaliste man moom yenn yoo xam ne buñ ko defee nañ ko respecté. aujourd'hui le 3e régime qu'on a rajouté par rapport ak état d'urgence état de siège il y a la gestion des catastrophes naturelles. ak sanitaire ñi ngi ci catastrophe sanitaire. Covid bi ku mu tiitalul c'est que amoo ci cas. man la l'honorable député Marie-Louise Diouf bi nga xam ne maa ngi koy jaalewaat doomam bi mu am rek moom rek la amoon ndeysaan fifi maa ngi koy jaalewaat yaayam parce que c'était une dame bu ñu bëggoon ñu nekk ak moom waaw donc kooku elle est partie comme ça et ñi ñoo doon toog ñu nekk donc am na yoo xam ne que bu la marqué ci yenn situation bu ñenn ñi di ci insister toogal fee parce que da nga leen koy wax donc de telle sorte que ne ci période Covid bi je crois pas que mu am yooyu man en tout cas je ne du ma ko saluer c'est bien que tey comme ni ngeen ko def nii que ça soit d'une manière très ouverte ñu mën a toog waxtaan ci loolu parce que li nga xam ne que moom nañu interpeller dañ ne ci leadership féminin ci li nga xam ne tamit ci période bi ñu nekk la période Covid qui est très difficile sànq maa ngi leen di wax ne que manifestation yi fekk nañu table maire boo xam ne xëy na fay na ci juróomi junneem defar ko di ci jaay ñeneen ñi ngi ak seen commerce ñeneen ñi ngi ak seen ay kiosque yooyu yàqu nañu tey ñi nekk Auchan doon liggéey muy ay jigéen ñenn ñu ci bari nekk fa donc total tey da ngay gis ay pompistes tamit ay jigéen donc nga gis ci ñooñu ñëpp fu mu nekk tey ci lii dem nañu Covid bi pour nga gis nit ku ñëw jënd wala wax sax ñaata
day métti asatumaak nag boo ko doon gis as tuut nga ciy am tey ñu dem yàq liggéey boobu mu dem mi ngi foofu donc il y a le leadership qui vient et je ne dirais pas seulement au niveau économique mais je dirais au niveau aussi social parce que comme je l'ai dit sànq si nuy tëb ndorteelu waxtaan mooy que ne ñun jigéen dañu am sacerdoce gis nga sacerdoce boobu ñu am mooy ñun ñooy sookulu population su fii nii au niveau de notre pays ñun ñooy sookul bi bu dee xam nañ ko baax na buñ ko xamul tamit nañu toog defaraat suñu toogaay jigéen dafa am solo ci fii te man souvent damay tooñ sama xaritu góor yi parce que ñu bari nag man j'ai des amis hommes ñu ci bari dama naan leen xam ngeen ne le développement sera au féminin tant que yegguñu foofu duñu soxla li ñu soxla on parle de démocratie on parle de lii c'est que les hommes aujourd'hui ils croient que ñoom ñoo yore manettes yi les manettes sont entre les mains des femmes waaw te les femmes dañ leen ko sóoraale lu bari si lu ñuy def on parle de leadership seen taxawaay seen toogaay seen mën-mën ak seen pas-pas tey man si wàllu pêche dinaa ci interpeller parce que dañuy wax violence basée sur le genre du dóor dañ lay dóor le viol aujourd'hui am na ñi nga xam ne tey dañoo toog te bi may wax ne keroog dama doon wax ak Aïda Mbodj bi mu jëlee parole c'est parce que dafa toog di def apologie viol le viol tey doo ñëw taxaw di ci wax parce que inceste ak yépp ñu ngi ko fiy wax pap boo xam ne dina toog ñaata at muy violer doomam di tëddeeg moom kooku xam nga ne doom ji du ne wow na wala tooy na est-ce que wax nañ ne am na gaañu am na lii wala def na lii donc dafa am yenn yoo xam bu ñu fa yeggee il faudrait que ñun ñu xam lu ñu bëgg ñun jigéen ñi te lu ñu bëgg mooy que ne tey am nañu parité bi dañ ko def man maa ngi nii nekk jigéen nekk assemblée tey maa ngi rafetlu loolu on est 71 députés sur les 165 députés te dañu bëgg ñu yem ak ñoom te loolu pour ñu yem ak ñoom mooy que ne liste yi nga xam ne dañ koy def au niveau des départements des fois da ngay gis benn des fois nga gis ñett góor yi jël ñaar jox jigéen benn des fois bu amee benn pourquoi duñ ko jox jigéen donc yooyu yëpp daf ñu ko war a xeex bu ñu demee assemblée nationale tey commission yi nga xam dañ ko fa am 11 nañu amoon tey ñi ngi 14 commissions pourquoi 14 commissions il n'y a que 2 commissions yoo xam ne jigéen moo ko yore et les autres commissions yëpp ñu jox ko góor dañ ko war a xeex donc dafa tey conseillère municipal la ci mairie Mermoz Sacré-Cœur tey ñaata conseillère ñoo fa nekk ñuy 46 conseillers te tey boo si jëlee il n'y a même pas 20 jigéen donc dafa am yoo xam ne dañ ko war a ñefe def ko parce que nag politique pour mu war a mën a jóg surtout politique de développement pour mu mën a dem il faut mu dem tey ODD yi ñu ngi koy wax objectif de développement durable yi si fan nañu sukkandiku si jigéen ñi am nga OMD yi defoon nañ ko tey ñu ñëwaat fii tey ci ODD yi on parle de santé on parle de bien-être on parle de lii on parle de lii mais boo ko deful surtout éducation bi parce que l'éducation c'est pas seulement que ñuy dem école éducation aujourd'hui on parle d'alphabétisation parce que tey nit ki tey mi ngi ñu toog di jàng alxuraan di ci bind di ci fecc ay soxlaam donc yooyu yëpp dafa nekk ay yoo xam ne ni ñun dañ si war a topp jàpp ci pour que dëkk bi war a mën a jëm foofu maintenant quand tu prends ci période bi nga xam dañ fi nekk muy période du Covid ñun ñoo jur suñuy njaboot sànq maa ngi koy wax du ñu mën a nangu mukk ñun comme li ñuy wax ñu jiitu suñuy njaboot bëgg nañu am suñuy njaboot yar leen teg leen ba ñu war a mën a ànd ci fépp ñu war a mën a am li nga xam ne mooy doole pour war a mën a jël suñuy relève donc loolu bokk na ci li nga xam ne dañ ko war a xeex ci wàllu napp dama koy wax sànq da ngay gis violence basée sur le genre da ngay gis koo xam ne dafay am ñaari jabar ci pêche de man gis naa fa ñoo xam am nañu 9 jabar mu ni 9 jabar ay 7 jabar waaw ci napp ci kii bi man vivre naa ko j'ai fait 15 ans dans la pêche da ngay gis ki nga xam ne dañ ko njëkk a takk première femme bi mu nekk ci kër ga kooku bu la waxee kañ la gëj a gis takkandeeru jëkkëram doo ko gëm c'est pas une violence kooku ay doomam ñooy jël yore gaal ga di dem di nappi bu jógee ca gaal ga ñu ñëw séddale jox ko paar mu dem toog tey waay ji takk na ñaar takk na ñett te da nga koy gis du seulement pêche da nga koy gis ci feneen donc loolu moom dañu ko war a jël ñu xeex cette violence morale yoo xam dañ koy imposer ay jigéen rus na génn rus na taxaw ci biti nekk man kat dem naa parce que lu tax nga dem ñu ne parce que gisul woon jëkkër ba parce que nag boo jëlee nit ci kër ndeyam ak baayam nga indi ko dafa am lu ñu la ci wax te lu ñu la ci wax dañ ko di def te maa ngi jeexalee tamit que si aujourd'hui code de la famille ñu ngi ciy liggéey ak ministre de la femme ñu ngi ciy liggéey ak justice ñu ngi ciy liggéey tamit ak organisation féminine yeeg ñeneen ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ne que ñoom dañu war a jàpp pour tey buñ fi taxaw naan que responsabilité parentale jël papa ji teg yaay ji toog dañu ne responsabilité boobu nañ ko boole ñu boole ci jigéen ndax tey jigéen ñi man maa ngi nii toog nekk jigéen la ma sama doom am na papaam mu nga fee nekkuñu
waaye la ma ci def sama doom jàngal naa ko ba mu dugal ko ci école mu dugg ci école privée ba génn ba nekk tey mu nga nee tey di liggéey am si as dërëmam as tuut donc de telle sorte que ne il faut ñu dem li nga xam ne tamit muy interpellation bi may def muy organisation féminine yi parce que le cas de la fille bi ñuy tuddee ni Adji Sarr ça m'a révolté parce que bi ñuy voté loi sur la criminalisation du viol, pédophilie, harcèlement ak inceste dañ ko sasoon tamit organisation yi benn combat nañu def mu jeex mu des nag combat bi nga xam ne tey bu ñu confronté woo à des cas similaires comme cas de viol ñu war a mën a accompagner ñi nga xam ne dañ ne victime nañu pour ñu war a mën a dimbali leen pour loolu parce que nag joxe preuve mooy problème bi ndax instruction bi buy dem il faudrait que nga mën a gunge ñooñu mais nag salué wuñu tey li ñu toog tey ñu ne dañu afoon elles sont devenues aphones et je suis contre cela moo tax ne que ñun ñi ngi interpeller képp koy jigéen pour nga war a mën a gunge ñii nga xam ne jigéen nañu nekk ci dossier bi ñu leen tudd muy Khady Sarr muy Khady Ndiaye ak Adji Sarr donc loolu mooy suñu jëte en tant que femme parce que ñu bon si jigéen nañu ñu baax si jigéen nañu te nee naa ko nag loolu mooy suñu rôle premier. waxtaan wi neex na benn laaj bu mujj laata ñu koy jeexal moom jigéen ñi moom xam naa ne moom dinañ la jox ay fleur bu baax a baax a baax waaw tey moom dama la bàyyi waaw yéen a moom weer bi daal dama leen koo jagleel ñàkk nga am ñàkku honorable waaw ñàkku naa parce que keroog vendredi bi ñu defee levée immunité bi dañu toog noonu di kii après ñu ne am na ñàkk yu ñu yónnee assemblée pour que président kii parce que aussi foofu bari nañ fa comme ni ñuy waxee ñoo xam ne seen âge dem na am na ñoo xam dañu leen woo parce que liggéeyoon nañ fa ñu woo leen ñenn ñi ay député nañu ñëwuñu keroog sax mais woo nañ leen mais ñu am ay commodité yoo xam ne tamit dañu bokk ci li bokk si nañ def lancement bi nag waaye man mii ñàkk naa si parce que comme ni ko président waxee dafa def ba pare ñas mu ne jigéen ñi laa bëgg ñu njëkk leen ñàkk parce que ñas a compris que la femme est très importante dans la société. kii bu ma ko toppee am naa ni nañ dagg sama émission sa kàddu mujj honorable xanaa di leen gërëm di leen sant Mamadou vraiment Vibe Radio c'est la première fois mais j'ai bien aimé atmosphère bi parce que tamit nit ki noonu la di leen sargal ci seen liggéey parce que nit ki lii rek nga am li nga xam ne moom ngay suturloo da nga koy jox cëram te gis naa ngeen jox ko cëram te loolu vraiment lu man dama ko inculquer ñi may àndal ñëpp donc nit ki da ngay ki nga xam ne fa la sa sutura nekk da nga koy jox yitte def ci comme mu jaral la lépp waaw donc nag di leen saluer ci loolu di rafetlu tamit occasion bi ngeen ma jox tey pour ñu mën a wax ci li nga xam ne que mooy mbirum jigéen waaye tamit parler de l'actualité parce que tamit actualité bi sénégalaise la responsable la mais aussi yaay la donc nga xam ne que ça me touche directement te vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp di def nag benn appel ci Sénégal ndax Sénégal ñun ñoo ko bokk ñoo ko moom du keneen comme li may wax du chinois du japonais du keneen mooy ñëw doxal ñu ko ñun ñoo moom Sénégal ñooy defar Sénégal te nag waruñu ko yàq waruñu seetaan tamit ñu koy yàq donc nañu delloo ci xel yi te ni ñu bokkee ndey bokk baay parce que bu ñu génnee ñu koy sotloo ci biti nañu sotoo noonu fii suñu Sénégal defar ko parce que c'est le Sénégal que nous avons. aywa mu doon rek seen émission #news seen xarit Mamadou Fall doon leen ko dégtal ànd ceeg Babacar Kane ñu ko doon defee fii ci maison du parti Léopold Sédar Senghor doon ci dalal rek honorable Juliette Zengan nekk ba tey présidente des femmes bu 4e coordination A bu Mermoz Sacré-Cœur. acca mi ngi noonu incha allah ci kanam tuuti dinañ leen ko dégtal ci sunu chaîne YouTube jàmm ak jàmm ba dimanche ak jàmm te nag bonne fête ci sunu yaay yi sunu soxna yi ak sunu ñëpp daal ñi nga xamante ne ay soxna lañ ñëpp daal ñi nga xamante ne ay soxna lañ ñëpp daal ñi nga xamante ne ay soxna lañ ñëpp daal ñi nga xamante ne ay soxna lañ ñëpp daal ñi nga xamante ne ay